ay kër ay Mermoz tasaare leen ci dëkk bi yàqati dëkk bi yépp jël kër installé ko fa tey ñu naan dañuy faluwaat am na si sax ñu nekk ci parti yi ba léegi xam nañu leen te dama leen di tudd ku mel ni Ousmane Tanor Dieng il ne devait pas être écouté par les Sénégalais mu naan day créer parti Idrissa Seck sàcc ba sa xoli ndey sedd ngeen naan fonds politique du ay fonds privé ñoo sàcc ma sàcc dañ la war a duma suñ firndee ne sàcc nga dañ la war a duma nga delloo xaalis bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu am nan ngeen buggee nation bi développé wu nan ngeen gëmee Sénégal mun a développé que te nit ñi duñ liggéey duñ fay l'impôt dañ ko war a fay ñun fii Amérique boo jëndee kër wala sax nga loué ci kër ca la ngaa loué dañ ciy teggi as comp weer bu jot jox ko communauté bi ñu dugal ko ci seen arankees ñu delloowaat ko école bi defar ci RDG yi moo tax ñuy am luxury di doxantu ku ci am xaj sax mun a ànd ak sab xaj bu demee gannaaw kër nga jël ko ci sa mbuusu toile takk dugal ca poubelle ba ñu ngi koy changer chaque jour ngoon koy doxee ba ñëw tëdd si gis ñu ngay raxas mbedd yi nga naan lii fu mu jóge dañuy fay l'impôt dangay fay l'impôt bay bëgg a dee bu at bi jotee sax ñu yërëm la ne la wax ñu nag ñaata nga fay ñu delloo la ci as lëf moom la ñu ay taxe return amul Sénégal parce que nit ñi duñ ko fay ay commerçant yu jàngul xamuñu ani bee xamuñu dara sama ëllëg laa yore conteneur bi ngi ñëw suba conteneur nangam directeur général douane bi xam naa ko noo bokk sëriñ yu ñàkk fayda yooyu moo fa am dugalante génnalante bi daba jaane bi ak sàcc bi Sénégal nañ am fayda Sénégal nañ am fayda dëkk réew mu mel ni gox bu mel ni West Africa Mauritanien bi ñemewul a indi lu war a mut ñaari dampe piis wala ñetti paqueti wargaam dugal ko Sénégal bu ñëwee ñu ëltee ko ne naar bi Gambien bi su ko defee ñemewul a jël jiinam ak butéeli Vimto jàdd ak moom dugal Sénégal bi ñemewul a jël saako këriñam dugal ko Gambie lii dafa metti drogue bi nag nekk fa di dugg ak génn doomu président yeeg doomu kii jabaru président jabaru ministre yeeg ku ci nekk fu ne ñoom ñëpp ñu ngi ci drogue bi ku mel ni Yaya Jammeh dàq leen a jaay drogue téeméeri junni yoon drogue bi di dugg Sénégal ñu koy defar ci ay butitu si pax ambale ko jaarale ko biir Casamance suñ ko jaarale Casamance jële ko dugal ko Guinée Bissau bateau yi dem affrété ko ñu yóbbu ko ci dëkki tubaab yi di rey di làkk doomu jàmbur yi naan ay nasaraan lañ yéen a ñàkk jom te ñàkk fayda suma mbokk yi may déglu ci transition boobu laay dugg ci affaire yi drogue bi ñëw jàkkaarloo ku mel ni Yaya Jammeh wax leen lim fi nekk tappale luubal koo xam ne bi ngay ñëw pouvoir sa tuñ yi dañoo dagg ba xar nga mel ni ku am kwashiorkor wala marazin sa compte bancaire dara nekku ci tey nga bokk ci ñi ëpp Sénégal bay maye ay millions ak ay millions ak ay millions fu ko Yaya Jammeh jële c'est très important ngeen xool ci 14 ans wala 15 ans ndax nit ci mos na ci nekk suppa billionnaire ba ñuy dem ci élection laa ne ñoom Sidiya laa ne ñoom Khalifa Sall xam borom xam-xam yu baax yu sell yooyu man na leen bu leen sonal seen bopp di demanteeg Jammeh ci élection ndaxte daf leen di nax sàcc ko dangay dem ci li ñuy ooyee la refonte systématique du fichier électoral mooy danukaa lay ko raxas ko ba mu set génn ci ñi dee man suma yaay génn na àddina mut na 4 at te leer na ma léegi carte électeur am sa moytul waa PS yi toog nañ ci wala waa PDS yi war koo voté jox ko keneen yóbbu ko Sandiara wala ngay xoox nga ñëw ñu jël commission électorale yi def fa ay tappalekat ay nit ñu tàppet yoo xam ne teg leen fa su ñëwee ñu dabajaani élection yi Yaya Jammeh génn ci 65 wala 71% ne leen amba ngeen dem seen yoon ban ca demee li ma leen waxoon dëgg la ngeen may ñu ku mel ni Amath Ba bu leen ko déglu amul fayda Panderi ko def sax moom mi koy jox rajo bi muy wax parce que Panderi démocrate la mais Amath Ba du démocrate yaa ngi yuuxu yaa ngi ñàkk personnalité di alte nit ñi di ngafar yi di yuuxu yooyu yëpp tegul dara ab Amath Ba da nga koy teg ci njàng ak ci xam-xam nga dalal lëf dafaa tey
su fekkee ne am nga xam-xam bu la jaral ba sa ay morom di boycotter élection législative yi mu nekk une stratégie qui est assez adéquate pour jëlee fa Jammeh ngay taxaw ne yow da ngay dem yow da ngay yeb Gambien yi te histoire dina la juger nag ñu ngi laa tuumaal ne ci payroll Yaya Jammeh nga nekk man weddiwuma ko parce que gëm naa ko su amul nga bàlli mais juste pour wax la rek ne la nit dafa teey boroom xam-xam dafay teey politicien dafay teey sa nangamtaan bi sa nangam bi yooyu yëpp jar ko nañ ko teg ci xam-xam soo ñemee man maa ngi invite Amad Bah man Mohamed Souleymane Bob spécialiste of Gambian Affairs maa ngi lay invite ñu ñaan ñu def benn jàkkaarloo débat politique ñu ñaan ñu waxtaan ci jekk ak tey àddina bi yëpp àttañu ma laaj li juróom-ñaari laaj soo ci tontoo lu am fayda rek ma weddi li ma gëmoon et je prends l'opinion gambienne ak opinion sénégalaise as a witness maa ngi ñaan Amad Bah ngeen may ma ko ci benn jàkkaarloo ci rajo Freedom ma toog waxtaan ak moom 1 hour ñu convince ñu waxtaan ma fàttaliku lu bëri ba pare nag dinaa génne yoo xam ne dencoon naa ko te bëgguma ko woon sax wax ma wax leen kan mooy Amad Bah. Amad Bah nañu dimbali ku wax mu ne la doo Gambien comme moom mooy Gambien bi ñun suñ taxawee war a mun a nekk Gambien affaire bi du ci ay question Gambien président baa ngi nii du Gambien Yaya Jammeh lu mu gën a nekkee Gambien affaire bi noonu la nañ leen jël ñu xam ne affaire bi nekkatul affaire yi Gambien bi ak affaire yi sénégalais yi mais c'est un problème central is a regional problème boo xam ne war nañ ko taxaw ñu tàkkul ko parce que bu Jammeh nekkee ci jàmm ñi nekk ci di stress Gambien yi sonn nañ ku fi sa ndey wala sa bàyyi feebar ñemewuloo dem ñaata nit lañ suul te seen doom yi nekk bitim réew te mun ñoo fekkee seen doom ngir benn bakken gars yi nag bala mbaa jot na nag gars yi fenkoo làqar ci ko génn ci mbedd yi mi def désobéissance civile comme ni ñu ko doon waxee nañ boycotté élection législative yi buñ ca dem sax ñu bàyyi ko ak parlement bi ndaxte parlement Gambie mooy lan dégg naa dañuy vote ba mu tàng ñu ñoo ne ko waa ñu ngi central wala ñenn ñu ke mu oo député mi oo leen ba state xaw ne leen da ngeen di vote nangam wala ma nangam daan seen nangam ak affaire yooyu am na ko wax ci rajo bi ñu koy déglu ki sant Mballo suma mbokk yi may déglu nañ leen bàyyante xel ñuy laayante biir ndaxte lii lu am solo la bu leen ko jël as a joke jël leen ko as a extremely serious matter ngeen xam ne Sénégal ak Gambie dañ soxla ay njiit yu wér dañ soxla ay njiit yu am xam-xam dañ soxla ay nit ñoo xam ne seen xel war a màcc ci yenn domaine yi nan ngay amnistie te Jawara am na fayda sax amnistie wuñ ko dañoo sàcc alalam ba pare ñëw bu ko jëlaat ne ko dañ laa amnistie non moom moo waroon a amnistie Jammeh bés bu ñu ko jàppee mu tontu ko tontu bu leer nga dem dagg alawansam dàq ay doomam ana mbaale ga yow li ngay oote fan la nekk yore sa yat gannaaw suba barkaati démb di wër di yalwaan ay xataar mel ni géwél bu tiit géwél bu baax sax du def li Yaya Jammeh di def ndax géwél su boobu bu baax comme ñun noble ngay doon lii lan moo ko jar àddina bi ñëpp di la déglu ñëpp di la seetaan nga jël dëkki jàmbur toog fa mais xoola xale yi jàngi ci bitim réew fi mu nekk nii di jóge ci université Gambie bi 76% bi ñuy jox scholarship ay joolaa lañ soo nekkul joolaa wala amuloo sant joolaa doo dem léegi am na sax ñuy daw di dugg ci àll bi di uti sant joolaa dem santi baaji wala ñu sant Jammeh pour mun a dem ndaxte dafa am benn plan machiavélique bu mu tëral mooy xam nga lan buñ ko boomee ba jël ko ba diri ko sànni ko ci biti yóbbu ko xeeg jàllo joojal ma ko ñu tëj ko ci kaso bi li des ci diir yu dundam moom ak njabootam nangu alal bi toroxal doom ji mu am Jammeh nee na waa ña fay des ay joolaa lañ te dinañ xam ne maa leen joxoon poowa ñoom dinañ ñu dimbali moo ñàkk xam-xam te ñàkk fayda Gambien si yeewu leen su élection yi jotee boycott leen ko bu leen dem wote ci olofu Banjul yi yéen laay waxal
yéen laa jën message bi ma jox leen ko toog leen seen kër ngeen jël seen ay carte électeur ngeen xotti ko bu leen voté ci olofu Banjul yi am leen fayda seen doom waa Mbayeen waa Njaayeen waa Sekkeen waa Njóobeen waa Congaaneen waa Mbuubeen waa Sambeen waa Sekkeen boo ko jëlee afdaay di dem ba jël ko ba Bakaaw Central ak fu nekk Saañeen Kunda Jaata Kunda yéen ñëpp seen doom yi xaltal nañ leen ñu dem bitim réew kenn desatu fa ngeen jël dof bu mel ni Yaya Jammeh naan da ngeen koy voteel ngeen bés ko ci lan démocratie may na la nga yeewu sangu ba pare naan sab café ne voté jiw ma xotti sab carte wala boo ko xottiwul sax denc ko mais bu leen ko voteel ñiy dem parlement ba di fa jël gar di wër di fen ñu leen di ooy ay MP bokk leen ci ñu leen dul fal Amath Ba wérul te su ci lii jógee ngeen fexe ba dissolve parti bi parce que amul intégrité wax rek la mën ak yuuxoo ak fen lu la Amath Ba wax suba ba ngoontu dëgg te maa ngi koy xaar ci rajo bi mu ñëw ñu jàkkaarloo amul saaga amul wax bu ñaaw amul dara ñu toog teg ko ci xam-xam ma koy laaj mu may tontu mu may laaj ma koy tontu ma may leen 1 hour su Amath Ba tontoo juróom-ñaari question yi su ci Amath Ba tontoo ñaar yu am fayda wala benn wax bu am fayda ma weddi li ma gëm te duma waxati ci rajo bi man je lui lance un défi te suba dinaa laajte numéro téléphone am oo ko directement pour demander ko bu mu dem ci élection yi ne ko nag peuple Gambie ñu ngi koy jël en témoin te histoire nga koy jël en témoin te dinaa ko bind te dinaa ko fësal yéen sumay mbokk yi ma doon déglu seen xarit seen naatangoo Mohamed Souleymane Mboup moo leen doon waxtaan ak yéen fii ci Freedom ak ci Senegambia Info pour dimbali leen ngeen dimbali ñu dimbali leen di leen jox xam-xam bu wér ba pare di séddoo ak yéen li nga xam ne mooy xibaar yi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di nuyu ba beneen yoon